jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni Ousmane Sonko candidat lay doon élection tabbum pencum ndaw réew mi jibal na ko sàng kàddoom yu njëkk ginnaaw élection tabbum pencum ndaw réew mi daañu ci ànd ak faram fàcceek Amadou Bari ci biir xabaar yi doon ci bokk itam téeméer ak fukk ak juróom ci ay doomu Sénégal ñu nga tagga témbem ca frontière Niger digganteem ak Algérie def nañ fa ñeenti weer boobaak léegi lot ladikaaf la ñu def ñenn ci ñoom feebar Sadikh Niass bu ngànk radoni jot na état Sénégal dimbali leen daal leen di wallu indiwaat leen ci biir Sénégal daañu ko dégg ay kàddoom ci biir xabaar yi doon ci bokk itam ana kañ la njiitum réew mi tabbu gouvernement bu yees bi ñëpp di xaar ginnaaw bi ñu falee député yi ba léegi ni tey ana lu muy xaar ak lu tax ba léegi tabu ko yenn ci doomu réew mi seen kàddu jib ca jëm daañu ci ñëw ak gëstu maam Abdou Guèye Kassé daañu xuus ba ca région bu Thiès ca département bu Tivaouane commune bu Nduppé Ñaaxeen foofee ay yoon la ñu fa nar a def juróom-ñaari kilomètre la toll yu nu war a goudronner itam ndaka noonu maire ba lëkkaloo ak FERA bangaas bi ñu dénk lépp luy yoon la ci aju daañu ci ànd ak correspondance Isidore Alexandre Sène lii moo fës ni skis faram fàcce gi nuyu leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu jëm ci mbirum politique élection tabbum pencu ndaw réew mi ki njëkk a déclaré candidature am ci partem di Ousmane Sonko def na ko tey jii ginnaaw gënd mu njëkk mu def ci la ko defee nee na at ak genn wàllu moo des kon song xeexub élection présidentielle lu mënta ñàkk lam am na lum ca gàll ni donte ay galgal dina amal la ca aju waaye tiwul moom dina samp ndëndëm ñu mu gën a gaawe bu ko partem nangoo mu dem ca ci yaatalu faram fàcce Amadou Bari man mii de Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 incha allah. ginnaaw bu mu rafetlu ndam bu kujje politique bi am ci élection locale ak palum député yi weesu Ousmane Sonko bëgg sukkandiku léegi ci élection présidentielle bi war a am fii ak lu matul ñaari at pour ku jiite kujje politique bi 2024 yegsi na ba noppi. candidature boobu nag dafa am lu mu ànd ak loolu mu ànd ak nag dañ ciy waxtaan ak Sénégalais yi waxtaan ceeg militants yi waxtaan ceeg sympathisants yi parce que dafa am solo. orientation yi ñuy joxe mooy tegtal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bépp sénégalais boo xam ne dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xeex te gëm nga ko. Ousmane Sonko di woote booloo ci coalition bu mu bokk tournée nationale bu mu fas yéene def wër fépp ci réew mi bokk nag ci bile stratégie lay xamle. moo tax yow militant bi yow militante bi. yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen boo xam ne milité woo fenn waaye am nga yëg-yëg ndax nag Sénégal wax ji na bëri na trop waaye sympathisant yi ñoo ëpp militant yi de ku fi falu rek sympathisant moo la fal ndax ñëpp mënuñu dem jënd carte ci parti politique moo tax ñëpp laa waxal ku fi nekk ak ku ne diaspora fàttali leen ni rendez-vous bii rendez-vous bu historique la rendez-vous boo xam ne moomaat suñu bopp la te mu dépassé Sénégal tey muy combat boo xam ne combat africain la. ci ànd ak yeneen parti ci kuje politique bi Yewwi Askan Wi ak wàllu njiit Pastef di feddaliwaat kóllëre partim laata muy woote nag Benno bi wëy ba 2024. Pastef ci biir Yewwi Askan Wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition. Yewwi Wallu ndax intercoalition boobu tey mooy majorité ci biir Sénégal majorité électorale majorité politique waaye mooy majorité sociologique tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp lu Yewwi Askan Wi di def tey la ciy gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral. mu ñëwoon ñetteel ci joŋante élection présidentielle bu weesu. maire Ziguinchor di wax ni am na yaakaar nag 2024 moom la sénégalais yi di tànn pour moom nag amul keneen ku gën a placé wu pour falu ku dul moom.
Amadou Bari Ousmane Sonko yemul ci njiitu Pastef bi wane Pastef ci delloo njukkal ki nga xamoo di François Mancabou bu mu génn àdduna bi ko yoon tegee woon loxo ci enquête jëm ci mbirum li ñuy wooye force spéciale yooyu leen moom Ousmane Sonko gëm na ni bunduxataal moo ko faat ci itam am na ci lu ko leer Ousmane Sonko delloo ko njukkal ni ab hommage bu ko rendre ñu teewlu kàddoom. ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers am ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions que yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu bëggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay woo Momo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instructions parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signer parce que musumaa gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musumaa wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signer yàlla mi ma tiim xam ne ni musumaa gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que néew na léegi ci Sénégal. mu doon kàddu Ousmane Sonko Amadou Bari moo ko taatan xabaar yi woy ak mbirum politique ba léegi ana kañ la ñuy tabb gouvernement bu yees bi nga xam tey ñoo war a ñëw suqali askan week lompoñ gi ñu bari xaar lu ko luppantim mu ànd ak premier ministre bi ñu war a fal askan Sénégal la nga koy xaar ba léegi fii ginnaaw tabb nan député yu yees yi ba fii tey ana lu ñuy xaar laaj bi samp na ñu ànd ak gëstu ak Mame Abdou Guèye Kassé. conseil des ministres yi bu ñëw nduroog bi weesu. ñetti semaine gannaaw boo nu génnee ci jongante falum député yi formation nouveau gouvernement bi ñu bari ci askan wi ñu ngi koy xaar bu baax comme kii di Tafsir Malick bi tey moom citoyen bi comprendrewul lan moo waral yéexaay bi. waaw man sama gis-gis comme sénégalais yëpp qui sont intéressés par le sort du pays ñi nga xamante ne Sénégal moo leen ñor ñi fi yeew ak ñi fi yeewul yëpp. di xaar président de la République son excellence monsieur Macky Sall donc mu former un gouvernement dans les délais bien entendu avec un premier ministre. bu ñu sukkandikoo ci moom gouvernement bu yees bi nga xamante ni war nañ koo taxawal ci lu mu war a jublu mooy xëyum ndaw ñi. waaw xëyu ndaw yi man lu am solo la ci man ndax fi may liggéeyee damay jël ay nit. donc CV yi may jot demande yi may jot par bés rek wane na mënuma wax lim bi waaye wane na que ni ndaw yi soxla nañ liggéey fi mu toll nii donc ku leen jàppale ñi jël. sëñ bi moom jàpp na ni mbënd mi moom moo war a nekk li nga xamante ni moom moo war a soxal ñii di ministre yi. damay wax rek gouvernement bu bees bi nga xamante ne moom nañ mettre en place donc dafa war a au fait tourner si li nga xamante ne moom mooy difficulté population yi jéem a xool ñu ngi koy régler surtout inondation yi parce que ñu ngi si saison donc des pluies te et que inondation yi bari na trop am na gox yu bari yoo xamante ne inondé nañ les populations yi ñu ngi si ay souffrances yoo xamante ne vraiment métti na lool donc du coup man surtout côté boobu laay gën a insister quoi. gannaaw bu ñu indiwaatee poste premier ministre ci ndorteelu at mi sénégalais yi nag ñoom yàkkamtu nañu lool ñu daal di taxawal ab gouvernement bu yees ngir su ko defee ñu daal di saafara nu mu gën a gaawee yitte askan wi. lépp téeméer ci ay waxambaane yu Sénégal ña nga tagga tembeem ca diwaanuk Niger ñii dañ leen a jëlee Libye ñii ca Algérie def nañ fa ñeenti weer ñenn ci ñoom lot nañu laati kaaf ñenn ci ñoom sax feer ba nekk l'hôpital de sàkku état Sénégal daal di leen di mën a indiwaat ci réewum Sénégal dañu jëm tukki seen tukki daal di mujjee lajjim Rado Sadikh Niass ma ko ŋànk ni secrétaire général gis ni ba fii kàddoo ngi jëpp waaye tontu amagul jóge ci état bu Sénégal muy nag tendeefal gi jot na mu dakk Sadikh Niass la mu dénk ITV. dañuy lancé waat alerte parce que defoon nañ ko depuis 3 mois vraiment gisuñu ci benn solution
mais lu mat téeméer ak fukk ak juróomi sénégalais yi nga xam ne ñi ngi diggante Agadez ak Arlit depuis 4 mois ñi ngi foofu ci situation boo xam ne ci désert bi foo xam ne amul dara, amul installation sanitaire, amul hôpital, amul dara, ñi ngi foofu di dund bu métti am na si seen biir sax ñoo xam ne dañu feebar kenn mënu leen jël en charge. Loolu dafa nekk loo xam ne nii lu métti la. ñun comprendre ñu ba léegi depuis que bu ñu ko waxee ba ñu yëg ko ba autorités yi yëg ko alors newoon nañ dinañ def dara mais gisuñu ñu rapatrier leen ba léegi ñoom ñu situation famille yi di ñu interpeller à chaque fois di ñu wax seen doom yi nañ leen dimbale. Loolu moo tax ñun ñu def alerte encore pour que autorités yi bu ñu ko déggee vraiment ñu def effort jéem leen a rapatrier urgemment en accord avec l'OIM. OIM mooy organisme yi nga xam ne moo yore ci wàllu mbootaayu xeet bi affaire daw làqu yi. Loolu war nañu si jóg taxaw ci ndax lu situation bu métti la xale yi nekkee foofu. Alors dëkk boo xam ne ñu ngi fii ci gannaaw Mali man defe naa ne nekkul manque de moyens moo tax xëy na dafa amul volonté politique boo xam ne ni doy na pour ñu mën leen indi parce que loolu warul jafe. Benn avion ba mën noon def benn trajet indi leen vraiment lu mat 115 xale yi ay sénégalais ressortissants nekk ci jafe-jafe ëllëg mun nañ toog ba dara xew ci loo xam ne nii lu garaaw la ñuy door a wax te loolu balañ ci yegg mënoon nañ leen dimbale léegi def. Sadekh Niass secrétaire général bu RADDHO yëkkati kàddu jëm ci ay doomi Sénégal yu tagga tembe ca diwaanu Niger diggante Niger jàpp Algérie Burkina ak Mali foofu di ab désert lu bari ci ay fippu ña nga fa waaf leen di woy ay jihadiste ñu di mel nag ngir bañ seenu ko law ci biir Afrique sowu jant waxtaan am na ndax ñi nga xam si moo di rek Ligue islamique mondiale mi ngi woon fii ci biir Sénégal ca Medina Baye dinañu faa sax xaatim ab bataaxalub déggoo bu yaat diggante Ligue mondiale bi ak africaine lépp jëm ci soxali l'islam waaye itam fexe ba dakkal ak a dànk lu jëm ci mbirum conflit yi di ay xeetu jàppante fippu lan gën a war a mën a jóg ca teel leen duppee prévention maanaam teel ca indi ay fàggu téef ndaje moom yaatu woon lool ci Medina Baye correspondance Adama Sarr. xaatim déggoo bi dox ci Ligue islamique mondiale ak Union islamique africaine li ko tax a jóg moo di day gën a dëgëral li nga xamee ne moom la lislaam digle bokk na ca jàmm wante itam lii di dimbalante. événement tey bi secrétaire général bu Ligue islamique pour mu ñëw Médina pour rencontrer Cheikh Mahi pour ñu signer benn protocole entre rabita islamique bi nga xam ne bii la Ligue islamique créée depuis 1962 pour mu coopérer Union islamique africaine ci loo xam ne lii day jëriñ islam day jëriñ jullit ñi day feeñal valeur yi nga xam ne yi mooy valeur jub ak baax ak ragal yàlla comme l'islam oote day dàq li nga xam ne lii mooy terrorisme ak racisme ak lépp loo xam ne lii daal exclusion la donc loolu mooy message bi nga xam ne moom la Union islamique africaine yëkkati te loolu rabit daf ci ànd ak moom ñu war a coopérer ay programme d'éducation des programmes sociaux des programmes de développement loolu yëpp luy ñëw la daal maanaam d' accord def nañ signé nañ accord pour ouvrir champs yi nga xam ne dañ ciy liggéey di gën a dimbale communauté yi musulmane bi gën a dimbale nit ñi. mu nekk nag loo xamee ne tey kii di xalif général bu Medina Baye daal dina ko rafetlu bu baax. donc jullit kenn sant ko na bew ci kaw nit ñi jullit kenn sant ko mu teg boppam ci kaw nit ñi jullit dañ ko sant na nekk jaam yàlla boo xam ne dafay sàkk loolu na nga ci dundal loolu moo ñu boole woon ak seeni maam ak rabita bu yàgg ci jamono baay man liggéey naa rabita ay fan waaye dama koy rek dama yow tiyaan nga bàyyi sa tiyaan ay batu tiyaan rek fay ma génn ci rabita waaye fi mu ne alhamdulilah rabbil alamin yàlla seen kilifa yi seen bopp ñu woon nañ seen bopp ci fii si na di naw liggéey Cheikh Ibrahima boo xam ne liggéey na ko islam liggéey na ko xam-xam liggéey na ko diine. bile xaatim déggoo nag teewe woon na ko xalif général bu Medina Baye wante itam kii di secrétaire général adjoint bu Ligue islamique mondiale mu di docteur Abdourahmane Ibn Abdallah xaymak bile convention nag dina toll ci 2 at.
jaajëf Adama Sarr jóge Saloum xattar bi ko daanu ji Kajoor dëkk yi wooye ci lu saate Kër Ale ak Bayti ay dëkk la yoo xam ne ñu ngi ca commune bu Ñaaxeen foofee ay at mi ngi nii yàgg nañoo jàmbat ay yoon bu ñu bayee ba noppi fu ñu ko teg ba jaayee ko moo leen tëm muy ay piste de production lu mu ci mën di doon tax na bam maire ba lëkkaloo kuréel gi ñuy wooyee FERA teg na xeeru yenn ci ay yoon ngir yombal dem beeg dikk bi ñu xuus ca Ñaaxeen ànd faak Isidore Alexandre Sène. commune bu Ñaaxeen def lancement li nga xam ne ay piste de production la mu mel ni lii di ab yokkute ci li nga xam ne nag moo di dem beeg dikk bi rawatina ci wàllu njënd ak njaay jëmale ko ci ñi nga xam ne moom la ñuy bay. tey dañu woowoon population bi arrondissement Ñaaxeen yëpp waaye particulièrement 5 villages muy Ndemeen Makamor Xari Kër Yuga Joro Kër Ale et Sanc Thill pour lancer travaux piste Bayti Ndiaye Ndemeen Makamor Xari Kër Yuga Joro. non seulement dañ doon am jafe-jafe pour génn seen produit mais dañ doon am jafe-jafe pour déplacer wu. nit ñi également ay marché hebdomadaire ay luuma lañ fi am Cilmaxa Pekes Daaru Musti fu nekk ñu war a jóg di dem. bu fekkente ne ñoom waa commune bu Ñaaxeen mën nañoo dugg ci yile liggéey bokk na ci ñi leen ci dimbali ñoo di waa fonds d'entretien routier autonome di FERA. ginnaaw ay weer yoo xam ne suñu négociation diggante commune Ñaaxeen mën naa wax arrondissement Ñaaxeen ak FERA suñu borom dogaloon ñu accordé ñu financement financé ñaari voies yooyu muy piste Bayti Ndiaye Makamor Xari Kër Yuga Coro ensuite voirie Kër Ale Sanc Thill. Malang Fatish di contrôleur. teewal tamit ñi nga xam ne ñoo di waa fonds d'entretien routier autonome di FERA. vraiment kontaan ci fekkee ubbite liggéey bi piste bu ñu war a def donc yoon yi bu am solo la parce que dëkk yu bëri ñoo ci nekk. liggéey bi bu jeexee dina am juróom-ñaari kilomètres yi nga xam ne de rang-rang lay doon leneen li moo di ñaari kilomètres goudron te lii nar a lëkkale village yu bëri ci biir commune bu Ñaaxeen liggéey wi nag liñ ci dugal ci koppar ëpp na 200 millions ci francs CFA. jaajëf Isidore Alexandre Sène jógee Kajoor wàccaat fi nga xam mooy ci Cap-Vert dal ci Rufisque foofee jàppale nim ña nga doon waxtaane mbirum njàng ak njàngale fexe tam ba mu gën a war a ñoŋ boole ci ak ay xeltukat jóge ci wàll yu ne rawatina ñu aju ci nguur gi li ñu bëgg mooy seen xel la mu nësër nan ko yaxal ci ay bataaxal àndoon ca ak waa COSYDEP ngir fexe ba gën a njàngin tegu ci yoon ay jëmtukaay it lu ñu fa jot a becc la itam ñu xuus ànd ak gëstu Babacar Seck. jongante jëm ci xam-xam ak yeesal ci wàllu njàng ak njàngale ñi ko amal di KEX jubluwaayam mooy fésal pexe yi nga xam ni buñ ko nasee tàggat bi dina gën a ñoŋ dem ci jàngalekat yi. dañu lancé woon benn lu ñu tuddee appel à proposition maanaam ñu ne ñëpp ñu nekk si goxaat yi ñuy yëngu si wàllu njàngale bi ñoo xam ne def nañ fi loo xam ne gis nañ ne day waral jàng bi gën a ñaŋ que ñu mën ko partager donc buñ ko defee aussi gis nañ ne ñu bëri ñu si affaire njàng mi jot nañu partager li ñu jot a def juróom fukk ak ñett ñoo xam ne vraiment li ñu jotoon def jot nañ ko partager ak ñun. COSYDEP bi nga xam ni moo jël raaya bi li mu fësal la mooy ab observatoire ci wàllu qualité jëm ci njàng mi. ci chaque région. COSYDEP mu ngi fa installé benn observatoire boo xamante ne li ko composé moom mooy autorités territoriales yi maanaam les gouverneurs les préfets les IA IF syndicats d'enseignants parents d'élèves ak élèves yi ñuy daje ñu gis ni éducation bi kat dafa war a am li ñuy woowee ay instances de dialogue ñuy gis ni éducation bi dafa war a am ay instances de rencontre yoo xamante ne dañ ci war di waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne éducation mu ngi koy am surtout au niveau local parce que ñun dañu yàgg a gis ni éducation bu ñu bëggee dem vers des performances il faut que ñu am li ñu woowee benn approche bu nga xamante ne dañ koy jëlee ci gox yi maanaam solution yu jógee ci gox yi plutôt que solution yi ñu tabaxee ci kaw di ko wàccee ci kaw gox yi. inspection éducation ak bu formation département bu Kanel moom moo ne na boppam ci ñetteelu place bi mu jël projet bi muy indi mooy fexe ba jàngalekat yi nga xam ni dañoo dem ci gox yu sori yi te ruqee ñu mën a amal seen liggéey ni mu waree rawatina ci zone Ferlo. Babacar Seck jaajëf jóge ci diwaanu Rufisque dem ca dëkk ba ñuy wooye Roof ma nga ci diwaanu Mbuur foofee
Amadou Mountaga Kane ma nga foo jot na fekkee waxtaanu yaatu woo xam te ne bi ay kuréel jóge ci réewum Turquie ñoo ko fa indi lëkkaloo kuréelu Sénégal lépp ngir fexe ba njàng mu ñoŋ gën a tegu ci yoon ci biir Sénégal gi nekk na waxtaan gu yaatu li ñu bëgg mooy fexe ba étudiants yi seen jokko jëlaante ak waa bitim réew gën a mën a ñoŋ loolu lépp nekk na lu nu waxtaanee correspondance. Rof dëkk la boo xamante ni ci jeexitalu Mbuur la nekk ñu dalal nag coopération turque ak mbootaay ba ñuy tuddee Kaksim nga xam ne dañoo ñëw ngir nag daal di tàmbali wone seen yéene ci tabax benn centre de formation maanaam bërëb bu ñuy tàggatee képp kuy yëngatu ci wàllu mbéy. Elwa Sarr moom moo jiite mbootaay bi ñu wax Kaksim. Nous sommes venus pour la 4e édition qui consiste. dikk nañu fii ci Rof suñu ñeenteelu édition nga xam ne CAPSUS dafay tàmbalee liggéeyu benn centre de formation agricole bu war a tàggat ñuy yëngu ci suqali mbéy mi dina dalal ay étudiants yu bawoo ci Afrique yu war a àggali seen njàng centre bi dina dalal tamit jigéen yu dëkkee ci département de Mbour. Intégré dans le centre sous-régional de qualification professionnelle. Turquie li ñu indil dëkk bi kenn mënu koo lim xanaa rek mën nañu see lim ab forage bu ñu indil centre bi ak ay garab yu bare bari. Donc aujourd'hui nous avons reçu nañu fi Turquie yi nga xam ne andi nañu waa dëkk bi ab forage bu war a dem ci centre de formation bi le andi nañu tamit ay garab yu bare bari yu war a taaral centre bi le ci biir centre bi dina am pàcc yu bare bari yu aju ci mbéyum dër yu aju ci wàllu yarum ganaar ci wàllu yarum jën ak yu aju ci càmm fàttewuñu école bi ak dispensaire bi. Nous avons donné des fournitures pour waa dëkk bi ay fourniture école yu bari defaraat nañu tamit bibliothèque gu dëkk bi nga xamante ni ñu ngi ko inauguré démb dooleel nañu dispensaire bi bu baax ci ay matériel yu bari dispensaire que nous appuyons d'ailleurs pour la 3e fois. kii di chef de village bi moom rafetlu na lool jëf jile. C'est une chose qui est li fi xew lu ñuy rafetlu la lool ndax koom gu rëy la fi indi ci gox bi nit ñu bawoo fu sori ñëw indil ndaw ñi njariñ bi ni toll loolu kenn mënu la wax dayoo moo tax ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di dellu di sant Elwa Sarr mi nga xam ne mooy ndeyu bi centre agricole bi le dina mën a suqali bu baax a baax gox bi ba pare mën a indil ndaw ñi am xëy muy ndaw yi gox bi ak ndaw yi Sénégal yëpp ngir mën a wàññi bu baax li xale yi di taxawàllu ci dëkk bi. ñu tàmbalee xabaaru bitim réew di ko tàmbaleem ci réewum Tchad doon dëkk bu am taarix mbirum ay jafe-jafe depuis atum 1988 jàpp 89 ba 90 ba 91 ba fii ma ngay wéyandi ndax ci at yee ñu génn fukki at ak juróom-ñaar mi ngi nii am na fa benn chef rebelle boo xam dafa nekkoon dafa dawoon génnoon dëkk ba waaye ñibbisiwaat na tey jii kookee nag moom moo jiite woon kuréel gi ni wooye UFR moom mooy Union des forces de la résistance ñibbisi waat na ca capitalu Tchad di N'Djamena moom mi nag nekk na jaxabaat ka fa nekkoon njiitum réew Idriss Déby Itno daanaka mes naa wax ni nag dafa daal di woon daw ginnaaw bi ay bombardement yu metti yu armée française defee ci réewum Tchad googe ci kaw ay basam lu mel moo tax kon ñibbisiwaat na moom Timan Erdimim ñibbisiwaat na ginnaaw fukki at ak juróom-ñaar yu mu génnoon réewum Tchad waaye nag am na benn bataaxal ni ab accord bu mu signé ca Doha du ñàkk kon daañu ko wooye foofee l'accord de Doha leneen lu mu ci mën doon ci beneen réew la ñuy xuus jëm ñi ngi soxal réewum Kenya moom ña nga ca mbirum élection présidentielle fukki fan ak juróom la woon ci weeru août gi commission ba nga xam ba fa nekk ba léegi ma ngay wëy di càmbar élection yi waaye nag li mu gis daal mooy ki nga xam daal moo di William Ruto moo doon ki raw gàddu ndax jamono ji kon am na téeméer boo jël juróom fukk bu tombal ñeent fukk ak juróom muy 50,49% ci ay baat contre 48,88% lu mel kon ki nga xam moo di adversaire am di Raila Odinga na nekk na kàngamu opposant bu mag foofee ca biir réewum Kenya lu ci mën doon nag tax na ba fii nag résultat ya moom daanaka dàq moo fa nekk ba fii ak kenn ku ne wane sa morom ni daal la nga def dëppoo ak yoon moo tax it ay recours lu mënta ñàkk la ña ngi ko becc ñoom kuréel ya ngir kenn ku ne jàpp ni daañu dem ca pencum fa yoon nekkee benn fa mbaxandoone benn ngir kon def ay bataaxalu gàntal ni ay recours ñu jeexalee xabaaru bitim réew ci réewum Ukraine jàppale ni kon bombardement yi nga xam te ne bi waa Russie ñu ngi ko fay gàll ci ay tooke yu sakkan
bakkan ca biir Ukraine mi ngi wéyandi ba ci àllarbay démb ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ci ngoon gi démb jàpp tey alxames ji bari na ay cooke yu bari yu wàcc ca dëkk ba ni wooye Kharkiv bokk na ci dëkk yi ëpp solo ci wàllum industriel foofee ca biir Russie loolu mel sax moom daanaka Russie da koo bëgg lool bu doon te maanaam ab zone la foofee lu ko soxal la moom Russie mooy Kharkiv googee fi ñu toll lu bon am na ñeent ñu fa ñàkk seen bakkan ñu bari am cay gaañu itam fàttali leen ni ba fii ba ay wa tam léegi ay junni ci ay nit ñoo ñàkk seen bakkan ñu bari màngaan génn fi nga xam si moo di gox yooyu nga xam moo di Kharkiv jege lool réewum Russie ci nekk ci biir Ukraine dañ toppaat wàllu yu ni mel ca na mu gën a yaatoo. ñu sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV lii moo tëj xabaaru marax yi xaar la ñu incha allah 21h xam ngeen ni tey jii moo di màggal gi ñuy wax màggal Daaru Xuddoos fàttaliku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi mu génnee àdduna ak léegi 1927 la woon ba tey 2022 juróom-ñeent fukki at ak juróom la am na fii la spécial càmbar ci diine ma ci ànd ak imam Cheikh Tahir Fall Pire daañu waxtaane Cheikh Mourou Moustapha boobaak léegi itam ak mbirum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf.